bienvenue dans votre émission matinale. Ce matin, c'est à nous, nous sommes le 30 avril, mardi 2019. yegg si nag jàmm si seen biir émission donc tey comme ni ñu koy defee à chaque fois dinañ ñëw ci wàllum actualité waaye également divertissement donc seen matinale. Ce matin, c'est à nous, vous joint l'utile à l'agréable. Donc tey au menu du jour di ngeen am li nga xamante ni moom mooy suñu matinale. Ce matin, c'est à nous. Pour terminer en beauté, nous serons avec Magie Petit lu jëm ci wàllum musique waaw aada ak cosaan toujours dañ koy bëgg di ko clôturer suñu émission donc tey mën a fi dalal ki nga xamante ni moom mooy Léna Bi nekk artiste chanteuse donc à toutes et à tous encore bienvenue dans votre matinale. Sans plus tarder waaw je vous donne jëmmalee liggéey boobu noonu donc sans plus tarder ñu def benn pause un clip puis on revient pour la deuxième partie. Il est exactement 9h04 si vous venez de nous rejoindre dans ce matin c'est à nous pour la deuxième partie donc ñu daal fi dalal yeneen chroniqueur heure bu baax bi man nag deuxième partie bi moom mooy sama préféré parce que en général nit yi ñëw ci deuxième partie bi ah. heure bu cukk bi. heure bu cukk bi. heure bu neex bi heure buy rof tàngaay ji seetaan. kay heure bi nit ñi préféré. bu yee nit ñi seen kaw laal. heure bi yëngatu yëngal boppam. heure bii la ñuy yeewu. heure bii la ñuy yeewu. mais di def un coucou à Wally Seck bu ñuy seetaan di ko def un coucou vu que mu ñuy seetaan. moo xamante ne temps yi moo yëngal. donc ñu lay nuyu bu baax di la ziar donc justement Coumba Guissé notre miss de la maison toute belle franchement. merci Adja yow laay jàppale. merci mais yow moom rubrique bi franchement je pense que c'était pas anodin. du ay dóor du ay dóor non non. merci beaucoup c'est gentil. xam naa bu ñu génnee après naa am lu ma la defaral incha allah merci beaucoup Adjara di la nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi Magib. na moo ma xam ni góor yàlla la. war nañ mën a waxtaan moo woo ko ne ko copain mu naa ñuy waxtaan nii ma mel ku jéem a dugal affaire boobu rek da ko gis nga nangam ak nangam mais sa affaire yi boo jëloon nii c'est trop nangam xam nga di ko kii man des fois moom laay def affaire yooyu noonu. mu naan waaye bàyyi wax nga dëgg xam nga rek góor yàlla tës tësi man ko mais ci la bokk mais des fois am na nit ñoo xamante ni bu ñu bokkee ak yow wala mu mel nenn ki am ñoo xam nag neexu ñoo waxal. te odooru góor moo gën a bon. mais wax na dëgg dafay baaxul. odooru góor comme vinaigre bu forox xam nga vinaigre dafa forox mais vinaigre bu yàqu mës ngeen ko découvrir non c'est pire muy pokotaan bi muy gémmiñ bi muy coin ak recoin yi caleçon yi aussi. keroog jigéen nga nekkoon lu ne yàq nga ko ba gisee. lu ne non mais c'est vice versa tey góoñi c'est vice versa et je pense que kii d'accord est-ce que d'accord nga léegi mi yaru la de. benn far bu mel noonu quoi. ah déedéet. mais est-ce que tu l'as déjà vécu. li ngeen di wax moom dal na may tamit nga bokk ak nit oto toog mu jege la bu lay jege rek yow di nga xam ni kii mu ngi am odeur. am na ñi nga xamante ne ci seen biir lay jógee. nu muy waxee ak yow communication bi rek di nga sentir ni mu ngi am odeur mais comme ni mu ko waxee am na ñu nga am complexe la pour ñu wax la lii mooy sama feebar nga mën leen cee jàppale. dañuy complexé. ñeneen ñi moom boo leen ko waxee dañuy gis ni da nga leen bëgg a yàpp. wala da nga leen bëgg a wàññi. am da nga foog ni yow yaa leen gën a set. alors que du loolu. dañuy jàppalante rek dimbalante yow xam nga li. wala ñu yaakaar ne odeur yi jigéen rek. rek a ko am alors que góor odeur intime moom aussi c'est pire. odeur moom partout fu nekk la c'est pire. Adja noo xamee yow noo xamee ni c'est pire. non damay gëstu nag. non c'est pire odeur góor c'est pire. parce que bu ko nangu de Babs bu ko nangu nag. non dina ko nangu odeur góor c'est pur parce que moom temps bu jigéen bi di jël pour sangu ko defar ko moom danaan garaaw man góor yàlla la bàyyil ma dem rek doxi ko kenn du ma bàyyi xel. te it fi ngay dem ay nit fa nekk te kenn du la bàyyi xel. te bàyyi xel bi aussi ci caleçon bi aussi. waaw nañ ci wax. noonu lañ ñemee di wàccee tubéy yi da ngay gis góor yoo xam ne seen caleçon sax ci ginnaaw dafay am tache. waaw non marié yi dañoo am classe. non Adjara d'accord ma ci parce que nga gis marié boo xam ne nii bu la rombee da nga naan célibataire moo ko tane. parce que seen jabar du jël temps am xool jëkkëram caleçon bii lay sol. wala tey sol nga lii summi lii changer lii. donc loolu aussi rôle jigéen bi daf ci am solo. donc je suis pas d'accord nga naan marié la loolu affaire de sàngal la. ñoo ëpp classe quand même on se le dit. célibataire yi célibataire di waaw ba tey ñoom ñooy romb ci mbedd bi nga leen di joxañ naan waa ji waa ji xanaa célibataire la. fekk marié la. Pape Samb waaw kon ñu daal di continuer balaa temps bi duñu xoj ñu daal di jàll ci la dernière partie de votre matinale jëm ci wàllum aada ak cosaan comme ñun à chaque fois ñuy bëgg clôturer en beauté musique avec Magib
waaw Ajara may kontaan bu baax tey di dalal benn artiste bi nga xamante ni mi ngi jógee ba Gambie de son vrai nom Léna Badji ñu gën koo xam ci Léna bi mu nekk benn voix boo xamante ni tey jii nii mën nañ am yaakaar ci moom mën na yóbbu ci musique sénégalaise fu sori dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo koy seetaan ak waa Gambie. jógee ba Gambie Léna waaw jógee ba Gambie. naka yoon bi. yoon bi sant yàlla rek. dara yombul. waaye xam nga comme yegg si nañ ci jàmm rek ñu ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi may wax Gambie nag waaye Sénégambien ngay wax. bul wax Gambien Sénégambien. waaw ñaari côté yëpp. ñaari côté yëpp Magib di la nuyu. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi te di nuyu sénégalais yi may seetaan Gambien yi may seetaan di nuyu fépp fu waay mënti nekk rek kuy seetaan 2STV maa ngi lay nuyu di la jaajëfal. bu baax. ñi am mbégte di la dalal ci plateau Ce Matin Seetaan ci confiance bi nga am. ak sa exclusivité bi nga xam ne andil nga ñu ko. tey jii ñu war ko découvrir ensemble sur le plateau. Léna Badji démarré musique en 2006 juddoo fi nga xam ne moo di Casamance. màggee fa waaye mu am di dox ba musique bi dab ko mu ciy màggaale. mu dem Gambie di fa liggéey. musique bi tamit gën ko emporter ci li nga xam ne loolu lay def mën nga ñu expliquer tuuti ci sa parcours am nga jaar-jaar bu am solo ci musique. waaw loolu dëgg la bi ma commencé musique 2006 la waaye ba tey maa ngi ci kawam sama musique yóbbu na ma Gambie am naa ci ay parcours yu nekk. neex na métti na des fois nga am désespoir des fois nga dem ba ne damay bàyyi mais gëm-gëm bi ak mbëggeel bi cofeel gi tax nga téye ko. moo tax nga bañ a xàddi mu nekk li nga xamante ne yàlla def na ma dem Gambie en 2008 basé wu Gambie nekk fa ba 2009 gars yi commencé di découverte kuy Léna ma am fa ay featuring def fa song bi nga xamante ne tey foo ko woy Gambie fu ne macha allah. ñëpp dinañ xam ni Léna bi moo woy son bi. da nga def ay thèmes yu am solo way nga mbëggeel def nga benn sax bu tudd trahison pourquoi trahison da nga ko dund. waaw dund naa ko gis naa ko dund jege naa ak ki ko dund dégg naa ñuy expliquer ak ñi ko dund. ma ne pourquoi pas parce que yàlla may nañu li nga xamante ne ñun musiciens yi. am na yi nga xamante ne nit ñi mënuñu koo wax waaye daf koy jaarale si ñun comme message dañ koy jottali askan wi. wax leen ko ñu mën cee jàngat. mën cee jëlee li nga xamante ne dina leen njëriñ tamit. dafa nga lancé benn son boo xamante ni mën naa ne bokk na ci li la gën a dooleel sa carrière mu nekk thème bu am solo. nga way ci wax ci drogue. drogue baaxul. wàllum Sénébar ñi muy sànq mën nga ñëwaat ci loolu parce que. nekk na sachant aussi que ni drogue bi quand même si biir milieu showbiz bi c'est voilà def na ci lu am solo titre boobu yóbbu na ko fu ne. ba mu jaar fa tey def featuring ak ay artistes yoo xamante ni. ñu mag lañ ñu nekk bitim réew. waaw dëgg la Magib dama woy ci drogue parce que dama gis ci société bi nu jeunes yi di utiliser drogue bi. arrangé wuñu arrangé wul suñuy njaboot suba arrangé wul suñuy dëkkuwaay ak suñuy àndu jàmm yi moo tax pourquoi pas nga jël sa expérience yow nga jéem leen a yee jéem a wax ak ñoom xamal leen ni drogue bi ñuy utiliser du mbir mi parce que ñu bëri complexe nañu tey nekk ci nuñ koy waxee crowd comme mbooloo te utiliser wuñu li nga xamante ne mooy tax ñu mën a taxaw jàkkaarloo mbooloo bi timidité en général foog ñu utiliser drogue bi pour mën a jàkkaarloo ak askan bi waaw complexe la ñu bëri ñu ngi bëgg a wax dëgg mais mënuñu koo wax foog ñu am nu ñuy mel pour mën a jàkkaarloo yow wax dëgg bi loolu waaw ñenn ñi ñu ngi ne man su ma ko utiliser wul du ma nekk jàmbaar ñi di ne foog ma utiliser ko parce que góor yàlla la mbaate man jigéen laa dama ko war a utiliser parce que jigéen ñi tamit ñu ngi koy utiliser du góor yi kese moo tax ma jël drogue bi woy ko pour jéem a xamal askan wi ne drogue bi du solution bi solution bi mooy yow naturellement na nekk yow bul utiliser drogue bi pour mën a wax sa soxla bul complexé daal parce que affaire complexe la foofu yàlla def son boobu joué naa ko fu ne dem naa ak moom ay concert te it am naa si nit ñi nga xamante ne apprécié nañu encouragé nañ ma si te reconnaissant nañu ci son bi ok ñu gis ne dafa am artistes yoo xam dañ la inspiré ci sa carrière ku ci mel ni Whitney Houston Rihanna Alicia Keys te pourtant ñoom ñoo la jiitu ci musique boo doon jàng tey ci Whitney Houston lan ngay jàng ci moom Whitney Houston balaa mu may inspiré man balaa ma doon jéggi di jàll ci Whitney Houston fii laa ko commencé ndax Viviane bokk na ci ñi ma daan imité moom dama koy imité sax lu bëri ak Titi dama koy imité parce que damay joué ci ay hôtel ay restaurant damay jël samay propre son
boole koog ñoom seen son ma imité leen. mën nga ñu ci may tuuti waaw. ëpp na. ëpp na loo xam nga dañuy bëgg yi tamit. waaw parce que ñi seetaan gis ko waaw. waaw Viviane son bi bokk na woon ci son bi ma bëggoon trop muy son bi muy ne saxaar si jëli ma ci taaxi te yoon bu mu ci àll bi foog ma mën a seeti samay mbokk yi ma fàtte woon bokk na ci samay son yi ma like ko titi like naa son bi foo ne ci man maam foo ne ci man li yàlla like naa son boobu tamit ci titi et puis Papa Thione dama judd fekk sama yaay Papa Thione nekk fansam xam nga muy woy mu am benn son bi ma like muy doom baay boo lekkee réer bi ba ma fi mu nekk son bi ma like tamit lu yàgg ma like Papa Thione ba yàlla def nag tey sama ñëw moom moo ko waral. voilà foofu la ñuy sa jóge Gambie ñëw Sénégal. Papa Thione ci boppam. daf la sélectionné li Gambie di rëy yëpp. mu xool artiste bu mel noonu. bu mel ni Léné bi mu jël ko boole ko ci benn compilation. waaw mënu ñuy expliquer tuuti projet compilation bi. naka la demee ak naka lañ la sélectionné. waaw projet compilation bi moom dama ci sant yàlla bu baax. tey di ci remercier Papa Thione ndax Gambie rëy na. musiciens yi fa nekk rëy na tey musique yi bokkuñu ku ci nekk mu ngi def musique boppam waaye bu ma demee tey ba bokk ci compilation bi dafa doon lu yàgg li mu yàgg waxtaanee ak sama benn broda bu ñuy wax Gibson. ma koy nuyu au passage kooku la waxtaanee affaire projet bi kooku xamal ma ni Papa Thione mu ngi am projet bu mu pare ndax pare nga pour bokk ci man ko pourquoi pas parce que tey su ma naree toog ba nar a bokk ci projet Papa Thione fierté la ci man ndax bu muy musique fekk man juddooguma xalaatu moon sax ni dinaa dem ba musique ma juddu fekk mu ngi musique Papa Thione woolu ma et puis ma déplacé wu ñëw ba Gambie macha allah ma egg si gisee ak moom mu ne ma dafa bëgg ma bokk ci compilation bi mais dama ci wëy sama langue ma ne ko d'accord album lay nekk 6 sons la ma ñëw mu teral ma de bokk ci compilation bi enregistré mu apprécié et puis nag apprécié na ñëpp apprécié nañu mu doon mbégte ci man nekk kontante ci man te it ma koy dénk yàlla parce que ñëw naa xoolewu ma keneen dafa ma jàpp ni doomam dafa ma teral terangal ma bàyyi ma këram xiifuma daal maruma man dafa mel ni sax man dootuma ñibbee waaw man daal dematuma damay des kër Papa Thione toog ak Papa Thione nag ñoom nga bàyyile ko sama bopp rek dénk ko yëpp. macha allah. Léna bi bëggoon naa la tey issu d'une famille musicienne wala. non sama famille man maay def musique. parce que elle a une voix de malade. parce que li ma gën a neex ci moom man je l'aime déjà dafa jël benn style boo xam ne c'est pas évident. style Titi. ak style moom bu mu nekk di wéy style Viviane. style Papa Thione. donc loolu je pense que il faut nga nekk koo xam ne ndaanaan dafa nekk ci yow la nga doon ko wala dara. et je t'encourage énormément je te rejoins. et que maa ngi ko dégg mu naan aussi dafay imiter ay Whitney Houston Alicia Keys ñooñu nga xam ne si on parle de musique ñoom ñoo tax ñuy wax c'est des divas. est-ce que mën nga ñu may tuuti ci Whitney Houston. If I should stay, I will only be faithful your way. Say goodbye, please don't cry. soo ma joxee junne yi doo ñibbi. non yokku bi. And I will always love you. Will always love you. You, my darling, you. incroyable, c'est que en fait da koy teg si tempo Sénégal bi nii. non elle est polyvalente. elle est polyvalente. talent ak jàng ci li nga nekk rek moo am solo. moo am solo mu nekk lu am solo dañuy daal di xool tuuti
vidéo exclusivité bi. d'accord daal di yeggale tuuti rek maa ngi sax. Léna bi ñu gën koo xam ci Léna Badji ñu gën koo bàyyi xel ci li nga xam ne moom lay def ci musique nañ ko bàyyi xel bu baax a baax parce que am na talent yaru na ci et puis mi ngi gën a gëstu ci musique bi am na ay projet na ko sénégalais yi gën a bàyyi xel Ajara tey li leen andil parce que xam nga man rek moom damay dugg ci ruq-ruqaani ci coin yi bu ko jaree ma dem ba bu ko jaree ma dem ba Afrique du Sud xool Sénégal yi fay musique dem ba Kenya dem ba ñun fii ci ruq-ruqaan yi gaa yaa ngi ñëw ndànk-ndànk mais beneen a ngi nii tey ci suñu plateau donc ñu koy encourager encore une fois di ko laaj aussi lan la ñuy jeexalee projet album beeg yooyu noonu waaw en ce moment maa ngi ci compilation Papa Thione bi te di ci ñaan tamit di séntu yeneen ak yeneen projet yaa ngi ñëw maa ngi amee baalal ma vidéo bi ma nekk di def promotion bi et puis maa ngi si beneen tournage yu beneen vidéo en plus tamit di wax muy sénégalais yi muy gambien yi parce que laal naa ba Guinée Bissau tamit pare naa pour featuring si maa ngi ouverte pare naa pour liggéey képp ki nga xamante ne bëgg nga liggéey lépp li nga xamante ni daal bëgg nga ko pour liggéey bi Léna bi moom pare na mais fu mu nekk nii maa ngi ci ay projet yi nga xamante ne bëgguma cee wax lu bëri mais surprise lay doon daal waaw bu ñëwee yéen di ngeen ci jot Léna ban woy nga doon foowee ban woy laa doon foowee mais Kumba gisee ngi mel animateur yi mag yooyu daal di laajte Kumba dafa doyulul ci Léna ñun finalement kenn doyulul ci Léna parce que Léna macha allah. non c'est très important c'est très important parce que nit ki ci lu mu base dafa am solo. looloo tax ma laaj ko ban woy nga doon foowee. yaa ngi ko yóbbu daal fi ay waaw woy man woy ma doon foowee bëri na bàyyi ma mel la Alicia Keys bi kon. voilà nga jël. I just want you close. Where we can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and night. I don't worry 'cause everything gonna be alright. People keep talking, they can say what they like, but all I know is everything gonna be alright. No one can get in the way of what I'm feeling. donc noonu lañ koy remercier bu baax vraiment c'est une belle découverte. J'aime bien des artistes. joxoon naa la 100 francs. 100 francs yi. jox ko fukk ak juróom jël juróomi. waaw suñu génnee ñu ut weekend fekk mu jënd pain ba pare. donc noonu la ñuy def di leen remercier bu baax Babs di la jaajëfal si ce déplacement xam naa c'était pas évident ak guddee bi ngay guddee en général si liggéey bi mais t'as tenu à venir partager ton expérience avec nous Miss Kumba. nga andiwaat thème bu am solo yëngal ñëpp. damay toppandoo Babs de ngeen xam naa fay bi tey moom dina métti. damay toppandoo Babs di wax ni képp ku bëgg a joindre Léna bi mën nga woote ci 77 167 10 18. 77 167 10 18. producteurs yi nga xamante ne mën a 2S aussi bu baax. ok très rapidement donc noonu la ñuy jaaree di dañoo nag am xam nga bànneex ak nakar ñoo ànd donc tey Mamadou Lamine Kal tax sax ñëw si plateau bi dañ ko woo daal di ko yëgal que ni que beau-père am moo décédé mooy que papay jabaram donc papay jabaram moom moo génn àdduna donc ñu équipe bi ce matin c'est à nous di la mastaw di la jaar sa yow ak say waa kër sa jabar yooyu donc di la ñaan nga muñ rek ànd ak courage surtout nga mën a accompagner sa jabar si épreuve boobule donc noonu la ñuy jaaree remercier leen remercier chers téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun depuis ce matin de 8h à 10h. Magib sa heure jeex na. bàyyi ma nuyu Fodé Sarr sama xarit artiste comédien. voilà on clôture Abdou Karim Mbacke sama xarit maa ngi koy nuyu di ko ziar. di leen jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous après demain je pense que demain férié la balaa bu ngeen ñu gisee suba ngeen xam ne ñoo. suba liggéey donc voilà merci à vous et très bonne journée.